بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه man ko nettali sama benn turandoo benn bis ba ma di koy cité sama turandoo bi sëriñ Moustapha bu Khalifa Mbaye ma ne ko gis ngeen yéen ma ne ko da ngeen amee responsabilité ma ne ko bu ñëpp jàngee benn yoon yéen da ngeen war a jàng ñaari yoon parce que dafa am lu ngeen bokk amit lu ngeen représenté waaw ma ne ko kon nag na ngeen def seen jom ma ne ko parce que li ma waxoon ni ñun seen bàyyi dañoo gonte yëf yi mais yéen da ngeen ko war a xëyee moo tax seen responsabilité mooy ñun bu ñu réussir benn yéen ngeen fexe ba réussir fukk parce que loolu mooy seen responsabilité ba tax na kon ñoom bokk na ci liñ doon ñaan kon mooy ñu may leen seen tenue vestimentaire ñu respecté leen ko bi ci des itam bokk na ci liñ doon ñaan foofa ci ñoom minorité musulmane bi mooy ñu may leen école mixte yi ñu seetaat ko parce que xale bu fendeegul xale bu góor bu fendeegul kenn du ko jaxaseeg xale bu jigéen bu fendeegul Serigne Cheikh daf ma daan wax ni léeg-léeg ñu tudd nit mu gis ci comportement am lu ko neexul mu ni ma mu sëf bi muy ñëw Dakar kenn dafa parewul ci moom mu ni ma ku ñëw ci dëkk bu mel ni te fekkul ñu pare ci yow boo watuwul rekk leneen la nit ñiy gis ci yow lu bokkul ak lañ la doon doye waaw loo tax boobu ci yi ñu ñaan la bokk na ci yi ñu ñaan itam ñu may leen ci abattoir yi ñu am fa foo xam ne ay jullit ñoo fay rendi bi l'islam digle parce que may nañ ko juif yi depuis presque plus de 50 ans juif yi am droit ci abattoir yi ñu am fa ay juif yu leen di rendi ni seen diine bëgge kon war na man nekk ñu may ko musulman yi bokk na ci yi ñu doon revendiquer aussi itam mooy ñu may leen ñu am seen école yoo xam ne ay école islamique la parce que bu fekkee dafa am ay école catholique am école bouddhiste am école juif war na mën a am ay école musulmane yu nga xam ni jullit yi dañ fay jànge mais ba léegi am na ci ñoo xam ne statut yi kenn accordé lu leen ko bi ci des itam mooy ñu ñaan ñu may leen ci entreprise yi ñuy liggéeyee bu waxtu julli jotatee ñu may leen ñu mën a dem julli seen julli dellu si waat am na ñu koy accepter mais la plupart benn ñu lànk ko wala buñ ko accepter ni la heure yi ngay dem julli dañ koy dagg ci sa salaire bi ci des mooy bu feetu jullit ñëwatee comme korité wala tabaski ñu di leen may waxuñu ñu def ko fête officielle mais ñoom ñiy jullit kenn ku ne fa ngay liggéeyee ñu may la nga dem feetu ji ko mais la plupart dañ leen koy rejeter ba ñu bari li ñuy demander rek mooy bu waxtu wi jotee ñu daw seen kër bu dee lu mel ni tabaski ñu fexe toppatoo seen xar ba mu baax wala ñu fay ku leen ko def jox seen waa kër dem dellu pour liggéeyuwaat te yooyu yëpp ñoom mën nañ leen ko may mais pour bloquer leen ak créer leen problème moo tax ñu koy doxale noonu bokk na it ci yi ñu ñaan moo di ñu may parents yi ñu am plein pouvoir pour yar seen doom ci façon bi ko l'islam bëggee mais bu ñu bëggee yar seen doom ci bi ko l'islam bëggee ñu indi leen ay droits de l'enfant bloqué leen jox xale yi ay numéro de téléphone pour ni la bu la sa waajur gëddee sax téléphoner numéro bi pour police yónnee kenn mu ñëw pour seet nu ñu accuser parents yi ni ñoom ñoo tooñ xale bi loolu fan lay sottee pourquoi dina bu tukki la waaw bokk na ci yiñ doon ñaan mooy programme bi ñuy jàngal xale yi ci école bi ñu di leen may seetal leen programme yi daf ci am programme yu nga xam ni lépp lu ci concerne l'islam indi wuñu ko ca façon ba mu dëggoo
surtout ci wàllu histoire te yéen ñi jàng ngeen ko fii ay ñoom El Hadj Omar ak ay ñoom Samoré yëpp dañ ko jàngale fii façon boo xam ne da ngay dem ba defe ni yow ay ennemi nga amal affaire fekk tubaab yi ñoo ko bindee noonu pour yàq sa xel waaw yooyu ñoom ci yi ñu revendiqué foofu ca la bokk na ci it yi ñu revendiqué moo di seen quartier yëpp yàqu na ndax criminalité seen quartier yëpp yàqu na ndax trafic de drogue seen quartier yëpp yàqu na surtout pour le racisme seen quartier yëpp yàqu na ndax léegi dañu transposer conflit yi am ci monde arabe yi ñu transposer ko ci seen biir quartier yi arabe bu fa ne boo dajee keneen ku dul arabe toujours yéen a ngay waxante ay kàddu wala yéen a ngay saagante wala yéen a ngay jàppante donc tous ces problèmes là nekk yu nga xam ni dafa dem ba déstabiliser leen mais amu ci benn bu ñu demandé boo xam ne ba léegi amagum nañu réponse bu positive boole jekk fan yi passé xaw ma ñu ko suivre ci yéen am na benn émission bu ñu passé tudde ko les cultes au cœur de Bagnolet waaw yooyu yëpp ñoom ñoo koy def dañ koy jaar ci municipalité bi xëy ni waa quartier bi ñoo bind pétition pour wax ne waa jàkka ji fii dañ leen di tànqal mais ci jàkka joo xam ni newul sax ci rez-de-chaussée mais sous-sol la ne sous-sol nga xam ne ñi dëkk ci biir bâtiment bi sax du ñu xaw a dégg li ñuy wax ña ca biir quartier ba ñoom ni def leen dérange bu ko defee maire bi daal di ñëw daal di indi waa police bi ñëw taxaw ñu ni léegi il faut que ñu déloger leen parce que dañuy lëjal ñi ci biir quartier bi yu kenn xamul waaw waaye yi ñu leen fi mosoon wax bés am na ñu mu metti woon sax mais c'est la vérité ñu wax ni fii ci Sénégal surtout Dakar di nga gis waxtu julli yëpp changé yëpp dana changé ci heure bi dem ci heure bële ba mu doy waxtu tisbaar du changé parce que colon yi ñoo ko tërale woon noonu ndax ni heure bi ñuy bëgg di julli da yàq seen sieste kon nañ ko def heure boo xam ne ñoom du yàq seen nelaw bu ñu ba ñu añ ba noppi ñu soog a ñëpp accepté pour wax la ci réew mu nga xam ni ak 95% de musulmans lañu waaw mu mel ni itam bokk na ci point yi nga xam ni jur na coow si diggante jullit yi ak Occident mooy li ñoo tuddee wàllu économie parce que wàllu économie ci wàllu Occident seen diggante ak réewu jullit yi dafa dellu ci baat bi ma leen daan wax ci trucage économique waaw trucage économique bi paasewul ñëw ci réew fekk ñu am seeni ressources yi amal leen njëriñ parce que gis nañu ne ci monde islamique bi ci wàllu pétrole ak ci wàllu gaz ñooy presque les premiers producteurs bu dee ci wàllu phosphate ak lu mel ne ay cuivre presque deuxième position la ñu nekk ci échelle mondiale bu fekkee ni ci wàllu fer la ñoo nekk presque troisième position bu fekkee ci affaire ay plomb la wala yu mel noonu ñoom ñoo nekk presque cinquième position bu fekkee ne lu jëm ci wàllu charbon la ak yu mel noonu ñoom ñoo nekk ci septième position donc naka la ñuy boole yooyu yëpp ci ay matières premières nekk ci position yu mel noonu ba noppi Occident ñëw jël yooyu yëpp contrôleel ko boppam parce que gis nañu ni réewu jullit yëpp ak li leen yàlla jox yëpp ci ñaari décennies yu mujj yi rek la ñu soog a commencé di sañ di gérer seen bopp ressources yi nga xam ne moom la ñu am ci ñaari décennies yi mais li ko jiitu yëpp Europe ñooy contrôler seen lépp benn muy États-Unis ci côté wala muy Angleterre ci côté wala muy France ci côté wala muy Russie de l'autre côté donc yooyu rek ci li ñu mas di dund ñu jël seen yi leen yàlla may yépp ñu di ko yóbbu Europe
di ko jënd ci prix boo xam ne bu dérisoire lay doon bu ñu paree liggéey ko liggéey bu nga xam ni delloo siwaat ko ci ñoom exiger leen pour ñu consommer ko ci prix yu nga xam ni c'est 3 fois plus ou même parfois 6 fois plus ci liñ ko jënde woon donc yooyu yëpp nekk ay problème ci seen diggante ak ñoom mu mel ni bu ñu la waxee fu mel ni Soudan nga xam ni Soudan boo seetloo tey ñoo nekk 56e position ci sur le plan économique ci monde islamique 56e position te ñu ne ci wàllu agriculture mën nañu ni presque adduna bi yëpp côté sud bi ba mu jeex Soudan mën na leen di dundal ci wàllu mbay benn réew boo xam ne 56e position la ne war a mën a dundal surtout adduna bi yëpp ci wàllu dund te am ay problème ba tey ñu naan nañ leen yalwaanal kooku kenn mësu ko dégg waaw mu mel ni itam bu ngeen seetloo par exemple bi fi Arabie Saoudite tëralee pour ñu def embargo pétrole bi pour que dootuñu ko jox américain yi gis ngeen ko ci élément bee passé woon ci film bi mais gis ngeen ni américain yi doon bëgg tukkal àdduna bi dépêché Henry Kissinger pour mu dem Arabie Saoudite mais avec des décisions fermes moo di ngeen dindi embargo bi wala dinañu yónnee ay troupes terrestres ñu descendre ci Arabie Saoudite occuper puits de pétrole yépp ñu di ko gérer ñun selon ni mu ñu arrangé ba dañoo mujj ñoom ci accords yu ñu am ak ñoom may leen ñu jël ay navire yuy jaar beneen côté di dem ñu di leen defal pétrole bi muy jaaree feneen pour que yeneen réew yi duñ ko gis pour mën a satisfaire besoins américains yi waaw yooyu yëpp au nom de quoi waaw bi ci des itam mu mel ni boo seetloo actuellement gis gi ñu gisoon ni l'islam ci tampaloo ak Occident bi jëm dafa taxoon ñu tëral ay plan yu nga xam ni pour réduire état islamique yooyu ci façon bu doy waar yaakaar naa xool ngeen ko ci film bële passé mais tey rek damay xool beneen documentaire ñuy wane gratte-ciel bi njëkk a am ci Riyad capitalu Arabie Saoudite il fallait nga xool loolu gratte-ciel bi njëkk a am foofu ak coono biñ ci daj ak li ñu ci dépensé ak façon bi ñu ko doon doxale ak genre publicité bi ñu ko doon defal ak bi ñu demee ba ni dañu bëgg a def inauguration bi ci bés bi am problème technique yu posé wu te ingénieur bi woo Émir Naïf pour wax ko ni ko problème yooyu dafa posé wu sur le plan technique ba du ñu mën a def inauguration bi ci bés bi mun nag tey àdduna bi tukki mu jaral leen ñu jël Concorde fay ko aller retour pour mu dem France jënd ji liñ doon soxla noonu sur le plan technique pour indiwaat ko ci bëccëg bi non c'est pas vrai pour roy benn luxe bu nga xam ni luxe bi ñi leen ko exiger lañ ci jublu ak ñoom li ñu ci jublu bokkul waaw daal li ñu bëgg mooy di leen foye ci yu ñàkk fay dañuy jël seen alal di ca placé di leen indil yu ñàkk fay dañuy jël seen alal di ca placé ba xëy làmb dootuñu fi fekk dara te loolu moo xew réewu jullit yëpp boo gisee actuellement ñi fi gënoon a riche ñëpp am nañu ay déficit budgétaire muy Arabie Saoudite muy Koweït muy fu mu mën a doon am na déficit budgétaire actuellement waaw ba tax na yooyu yëpp ci seen biir tëral la bokk
boo gisee biñ fiy def embargo pour les armes ci les musulmans bosniaques ak li nga xam ne yëpp ñooy les musulmans du Balkan mais nit ñi xamuñu pour lan la parce que ñoom dañoo laayee ni dañuy bañ ñoom ñu def guerre civile ci seen biir moo tax ñu def embargo les armes or que déedéet guerre civile bi taxul parce que xam nañ ni foofu noonu rek à la porte de l'Europe de l'Ouest il y a minimum 9 millions de musulmans donc 9 millions de musulmans bu ñu bàyyee li nga xam ni moom la Union soviétique bàyyi ci ay armes stratégiques te ñoom it ñu am problème yu nga xam ni fi ne ni sont obligés ñu jaay armes yooyu kon bu ñu bàyyee musulmans yi ñoom ñu jënd ko risque boobu pour ñoom attanuñu ko donc embargo bi pour armes yooyu musulmans yi bañ ko jot moo taxoon mais pour guerre civile bañ a am ci seen biir taxul woon ñu di ko tëral waaw donc yooyu yëpp benn bu ci ne ak ñeenti guerre yi am yëpp ci biir région Moyen-Orient guerre bu ci ne nga seet lañ ca dépensé nu mu toll yéen a ngi koy suivre fii ci kii bu njëkk bi ah keroog bi ñoom Colin Powell di ñëw ak ñoom Dick Cheney ñu di la wax ni la sur le champ le roi Fahd un chèque de 17 milliards de dollars lañ leen jox ñu yóbbaale lu bokkul ak dépense su guerre bi ci boppam bi guerre bi jeexee ñu yëkkatiwaat 50 milliards de dollars joxaat leen ko lu bokkul ak 313 milliards de dollars yi ñu ànd ñoom Arabie Saoudite ak Koweït pour jënd ko ci arme ci diggante les États-Unis ak Union soviétique waaw loolu yëpp ci benn guerre te tëral nañ fi ñeenti guerre yoo xam ne bu ci ne dépense bu xaw a toll noonu am na ca boole destruction ba ñu détruire réewu arab yi tey Beyrouth ba léegi boo demee Beyrouth bien que guerre bi jeex na presque lu mat léegi 15 ans mais ba léegi Beyrouth mënatul baax Irak gi kenn waxaalewu ko ñu ngi wax bon reconstruction peut-être d'accord mais kañ Afghanistan bi ñuy wax ko xamoon Afghanistan ca bu jëkk ba gis ko léegi ak champ de ruine ba fa ne da ngay jaaxle ca àdduna bi donc te yooyu ci réewu jullit yi rek nga koy fekk doo ko fekk ci beneen réew yooyu yëpp ci seen plan yu ñuy tëral la pour progressivement ñu di leen éliminer et stratégiquement di seet ñi ci ëpp doole ëpp ci influence ba nga xam ne buñ leen daanelee keneen dootul yëngu ah mu mel ni yooyu yëpp nag boo ko seetee loolu moo tax ñu am haine bi ñu am ci li ñoo tuddee islamiste yi parce que ni ñu mënee manipuler ñi yore pouvoir yi chef d'État yi ak seeni gouvernement ni ñu leen mën a manipuler mënuñu ko manipuler islamiste yi yor mouvement islamique yi te it wóor na leen ni ñu ngi jëm ci période boo xam ni benn ñu accepter réalité bi wala ñu weer seen bopp réalité bi mooy lan mooy des na tuuti bu fekkee ni démocratie bi ñuy woote dëgg la réew mu mën a doon bu fekkee ni élection am na fa te élection ya jaar yoon mouvement islamique yi danañ jël pouvoir bi parce que population yi ñoom la ñu àndal ñoom la ñu àndal parce que ce qui se passe kooku doxul xam nga ci gannaaw journalistes yi soow nañ fi soow fii tel pour Sénégal ak problème yi fi posé wu ni jaaduwul parce que bi ñu xoolee entrée yi fi am ci wàllu xaalis lu mu bon y a au moins 1000 milliards mais fekk na dañuy doon soow ñoom journalistes yi mais du 1000 milliards c'est 3 fois plus c'est 3000 milliards
waaye est-ce que jaadu na 3000 milliards di dugg ci keesu fi ñuy am ay coupure de courant ba léegi di am ay coupure d'eau ba léegi di am ay route yu baaxul ah sunu capital yëpp nekk ay grand marché te foo dem noonu la Côte d'Ivoire a ngi ne commencé na takkaat te loolu lépp lu ñu tëral la et pourtant Sénégal lañ ko njëkkoon programmé yàllaa ci def sutura waaw bu ko def